ndax bu ñu xoolee xayma yu mujj nee nañu par exemple le Magal de Touba dina am quelque chose comme 4 millions de personnes waa tey ma bëggoon xam tuuti gannaaw gëstu yoo xam ne jot nga ko def ban stratégie lañ war a mën a taxawal foofu. waaw Cheikh xam nga stratégie bi moom boo ko da nga koy tënk ci mesures barrières yi nga xam ne ministère de la santé ñu ngi koy faral di wax. respecter distanciation physique ba noppi takk masque respecter hygiène individuelle ak hygiène collective waaye dafa day jar ñu fàttali. Covid 19 nan la fi dikki. xam nga dañoo jékki-jékki di wax SRAS 2. en Chine jékki-jékki wax ne coronavirus. appellation virus bi dafa évoluer dafa muter jékki-jékki wax ñu Covid 19. stratégie communication yooyu ñu jël di def matraquage ci benn terme ba nit ñi approprié wu ko te xamuñu sax en réalité fan la jógee ak lu ko sabab loolu moom mënut a càmbar. pourquoi ñun ñuy jël rek ay terminologie di ñu ko sànni ñu koy approprié wu te duñ xool duñ def objection. je parle ci ñi scientifique yi en général. loo bëgg a wax foofu suñ mbokk yi bien sûr foog nga wax ñu ko loo bëgg a wax foofu. li mu bëgg a wax foofu mooy ñoom dañoo jël élaborer seen ay recherche wax nañu présenter ñu coronavirus Covid 19 mi ngi nii la tudd lii mooy arrêté ñu gëm ko ñu ne mesures yi mooy tax ngeen mucc ci traitement bi protocole bii lañ tëral ñu gëm ko ñu wëlbatiku di prédire ay lendemain sombre pour Afrique. am ñu ko gëm am ñu sceptique ñu wëlbatiku ñun communauté mouride ne mën nañu organiser màggal tout en respectant mesures barrières yooyu ñu wax te jafe-jafe ñu am. am ñu maa ngi ñëw ñu def objection. ñu def objection. oui am ñu ne ñu am ñu ciy sikki sàkk. waaye li ëpp solo loolu da ngay xool sur le plan graduel évolution wu communication président de la République docteur bi mu ngi koy junj sànq. dafa njëkk a utiliser une communication grave alerte une communication de guerre jékki-jékki ñëw apaisé jékki-jékki ñëw daal ne apprenons à vivre avec le virus. parce que ci deuxième communication bi daf ne lui laissons pas nos vies et ne lui laissons pas la vie buñ ko bàyyee suñuy bakkan te buñ ko bàyyee bosam mu dem ci bu mujj bi mu ne lui laissons pas la vie de notre économie. kon changé na paradigme am na beneen souci te xam nga communiqué président buy wax lam wax ngay jàpp mais lal wax ji mën na laa ump léegi ci contexte boobu quand on parle d'économie ñu circonscrire foofu dañoo xayma en 2017 ne màggal gi dana wàcce 249 milliards 800 millions ci chiffre d'affaires. ça a été même revu à la hausse selon le dernier màggal na dem ba presque 400 milliards. non maa ngi ñëw je suis au minimum. nañ raisonner au minimum. parce que je veux pas faire d'extrapolation. xam nga ay statistiques je préfère les minimums. ok léegi ñu sukkandiku ci 249 milliards 800 millions chiffre d'affaires. mooy li ñu mën a xayma buñ fàtte ne le Bawol est un bassin de l'économie informelle. kon li ñu quantifié li ñu mën a jàpp ci statistique am na lu ñuy rëcc loo xam ne xëy na sax moo ko ëpp. léegi ci 249 milliards 800 millions yi bu calculer TVA bi rek 18% yi li nga xam ne ci état bi la jëm 44 milliards yu teg dara lay doon léegi loolu ñu ne instant yi notre économie est moribonde. secteur yëpp paralysé yu stratégique yëpp nga xool port nga dem aéroport xool artisanat xool agriculture xool pêche lépp nekk à la traîne parce que pêche lu ci ëpp dañ koy exporter mais amatuñu fu ñu ko jaarale lu ci ëpp bokk ndax mesure yi nga xam ne yeneen nations yi jël nañ ko ci wàllu contrôle drastique kon finalement exporter sax day jafe yu nga am événement bu mel noonu en Afrique occidentale nga xam ne benn la fi te ki nga xam ne moo sos événement bi tudde ko sant la ma yàlla ci refus la ko sose ci refus la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul sose màggal il faut aussi ñu contextualiser boo waxee nag nit ñu wax la Makka damay bëgg ñuy éviter loolu parce que Makka sët Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekkatuñ fa il faut aussi ñu wax loolu nekkatuñ fa pas-pas bi varié na évolué na aj gi am na yeneen yu ci nekk yoo xam ne loolu beneen débat la waaye ñu ñëw ci pas-pasu murit bi nga xam ne taalibe la day wuy ji nga xam ne woote Serigne Touba kooku au-delà des considérations économiques yi ci wàllu pas-pas ak diine boo xamul sociologie am
pour nga coacher ko ci contexte bu mel nii mën na laa jafe xam nga lan moo la koy yombal da ngay dellu ci kilifaam muy la xalif général des mourides nga jébbal ko kàddoom ndax Cheikh Mamadou Mountakha dafa am lu mu def loo xam ne taarix dana ko téye bi ñuy wax mbirum virus bi le 13 mars le 2 lañ wax am premier cas le 13 mars mu joxe 200 millions. ba pare wax ne ñeneen ñi nga xam ne ay taalibe Serigne Touba nañ ko ci roy jàppale nguur gi kon xam nga il est conscient des enjeux kooku kenn du ko wax li xew xam na ko bu ko xamul woon du jël acte bu mel du ko posé wëlbati ko di takk masque ba pare ne nañ ñuy takk masque kon xam nga li xew mais contexte bi nga xam ne ci lañ nekk muy mbirum jàngoro ju fi wàcc te xam nga jàngoro li ko njëkk wàcc ci mbindeef tooñ yàlla la ñun bi ñu commencé feebar mooy suñu maam Aadama ak Awa lekkee pomba ci lañ commencé wéradi kon ci mbana désobéissance ci la jàngoro juddoo léegi ki nga dañ ni jaamu yàlla bi gën a kowe sant yàlla la ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ak fi mu jaar yonent bi fi mu jaar suñ borom woote bés bu mel noonu muy 18 safar am nu mu defee évoluer ba sëñ Fallou ñëw woote ko Touba en 47 bii war a doon 73e édition ñuy dute naan dana am ak du am ndax mbooloo mi dana ko dama xam murid yi seen pas-pas dafa weesu foofu. mais c'est que ndax non maa ngi ñëw Cheikh maa ngi ñëw xoolal dama la bëggee expliquer. waaw maanaam bu ko xam histoire yoonu murid ci yéen Jolof mag ñi fa doon dem di fekki Serigne Touba fi ñu doon jaar ay till ak i bukki ñoo fa nekkoon kon ñoom jaay nañ seen bakkan. bi muy nekk Mauritanie gànnaar mag ñoo ko fa daan fekk condition yi ñu fa daan demee kon xam na ko damaa bëgg xam ne li docteur wax day dëgg axe communicationnel yi nguur gi emprunté moom lañ war a réviser waat Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi mu joxee 200 millions lañ waroon a xoolaat rapport entre l'État et les religieux dañ ko waroon réviser c'est-à-dire dañu war a créer benn cadre institutionnel de coopération entre l'État et le leader religieux parce que xam nga lu tax régulation sociale dafa am solo ci société surtout une société en crise léegi nag ci liñ war a càmbar mooy xam nga docteur dafa wax léegi ne jàngoro ji day bañ laamiso day bañ masla day bañ jaxasoo. parce que spécialiste de la santé. non léegi maa ngi ñëw léegi nag non foofu laa lay fekk. dajal nit est-ce que dina yomb Cheikh maa ngi lay fekk si xam nga lu tax. parce que dañ ne balaa nga ne naam ne fa. l'Europe est un continent où l'individualisme est le paradigme le mieux partagé te pourtant fa la feebar bi gën a def ravage léegi fii nga xam ne mooy Afrique nga xam ne communautarisme mooy suñu slogan ñun mooy suñu paradigme boo xam ne ñun ñoo ko moomoon suñu bopp. pourquoi ravage yi mu def foofu en 1 mois ou 45 jours en 6 mois defu ko fii c'est la grande question spécialiste yooyu ngay wax. en santé publique poser leen question boobu. d'accord Babacar. bismillah Babacar. non c'est important man du ma jéem a dugg ci aspect religieux bi en tant que tel. ci biir parce que nit ku nekk ak sa gëm-gëm. c'est ça te xam nga face à la maladie face à la Covid murid bi laa wax moom pour moom feebar bi waru koo mën a tere.